Bonsoir à tous di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatulah di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar yéen sunu ay auditeurs ak internet yu H24.sn amaat mbégte lool nag comme ni ñu koy defee rek tous les mercredis soirs à partir de 18h passé de quelques minutes ñëw rek fii ci plateau bi fas yéene leen présenté li nga xamante ne rek moom mooy seen émission convocation nag yaakaar naa ni kenn dootu leen ko sax faram-fàcceel ni ma koy waxee tout le temps donc semaine bu nekk ak thème ba ñuy waxtaanee tey nag dañ ko jël. nag ku nekk xam na ni ñu ngi ci mois de mars tey la 6 donc 2 jours rek moo des à peine matatu ko sax ñu yegg ci 8 mars ñu koy wax rek journée internationale des droits des femmes donc rek ñu wax ko célébrer loolu waral tey nag émission bi ñu fas yéene ko jagleel rek wàllu boobu maanaam wàllu fas yéene waxtaanee rek wàllu jigéen ak place am ci biir société bi ba ci seeni droit ni ñu koy waxee xam naa ni dinañ ci dugg nag yaatal bu baax a baax waaye laata loolu rek damay nuyu sama ñaari invité yi. moom yaakaar naa ni miin ngeen ko xam ngeen mais tey moom honneur aux femmes la ñuy wax sax damay door ci awa sama ibaadu bu ñaawul bi macha allah Awa Samb ma bàyyi la rek nga nuyoo internet ak auditeurs yi lay déglu. waaw Fatima merci asalaamaaleykum waa H24.sn Fatima maa ngi lay nuyu di nuyu suñu invité bi sama mbokku invité bi. waaw. ñu ngi lay nuyu bu baax di bëgg aussi si. dëgg la am na solo Abdou Saliou yow moom gars yi moom. waaw xanaa ñu delloo buum ca mboy boy rek di nuyu képp koo xamante ne mi ngi déglu H24 auditeur ak auditrice yëpp ak internet yi ñu ngi leen di xaar di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm. di leen wax ne nag tey sunu mbokk yi ñoo aaye jigéen ñi. waaw ñu war cee waxtaan lu yaatoo yaatu. lan mooy rôle jigéen ci société bi. bu ko defee ñu ànd ak soxna Fatima daal di yaatal. ak soxna Awa Samb. macha allah waaw moom xam naa ni gis nga ko nii yaakaar naa ni jigéen moom buñ koy wax rek moom li ñu mën a wax ci jigéen buñ ñëwee ci moom dinañ ko. waaw buñ ñëwee ci moom dinañ ko gis macha allah parce que ku ko gis nii ni mu yëwee nii macha allah. xam naa ni tey sunu plateau du yomb incha allah. kon sans plus tarder di koy waxee rek tout le temps dañuy bàyyi rek suñu technicien jox ñu élément bi nga xamante ne am na si nag ay jigéen yoo xamante ne intervenir nañ ci. donc ay femmes activistes yoo xamante ne wax nañ ci lu yaatu daal parce que ñu ngi ci yëngu nag ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama. donc dañ leen di bàyyi rek ñu wax ñu li ci seen xalaat ci journée wu 8 mars bi. ak naka lañ ko war a célébrer ak lan moo ko tax a jóg. incha allah. damaa jàpp ne ak ni ñu koy defee Sénégal dafa xaw ute tuuti. parce que 8 mars à la base au début du 20e siècle mooy ay côté année 1910 1911 ak 1917 quoi c'est ay manifeste yu bëri la nekkul benn date kese bu ñu jàppoon bon dinaa ñëw si loolu ay jigéen ñoo jugoon doon kaas ci seen ay droit parce que am na ci yenn pays yu nga xamante ni jigéen ñi amuñu woon sax droit voter yenn yi bu ñuy dem di liggéey dañ leen di marginaliser pour ñoom liggéey bu njëkk comme mooy liy xew léegi góor ñi rek ko doon def jigéen ñi doon xeex ci loolu doon xeex pour am ay droit seen ay travail doon xeex pour ñu def égalité doon xeex pour am droit de vote li jigéen ñi doon xeex bu njëkk day xaw a méngoog sénégalais yi ni ñu leen gëmloo ni mooy parité te man parité damaa jàpp ni ci wax rek la yem jigéen ñee ko doon xeex nag mu amoon ay mouvement yu bëri ba am na benn année jàppatuma ko je pense 1917 la ou 1911 amoon na ñu ngi nekk matoon na 2 millions de femmes yi jugoon entre Europe ak États-Unis pour manifester pour am seeni droit yooyu donc petit à petit ñuy déclarer que ni journée de la femme la ñu koy kii mais ci ay déclaration la yemoon ba 8 mars 1977 la ko ONU di doog a reconnaître comme journée internationale de la femme France après la ñëw je pense en 82 la ko France doog a reconnaître mais 8 mars pour xeex ay droit wu jigéen Sénégal nag ce qui est dommage importance bi nga may laaj importance de la femme si 8 mars man pour man entreprise yi dañ ko def plus folklore pour bañ a jox nit ñi seeni droit parce que fii da ngay xool 8 mars mën naa joxe exemple entre ñun la ay Sonatel ay banques yi CBAO ñoom ñëpp da ngay gis 8 mars bu joxe dañuy dajale seen jigéen yëpp jox leen ay cadeaux et tout alors que c'était pas pour célébrer la femme comme niñ ko pense niñ koy defee Sénégal 8 mars dañuy ne c'est pour célébrer la femme nga gis nit ñi di jël ay cadeaux di ko jox seeni jabar yi ñii di jël ay cadeaux di ko jox seen employés yi ñii di jël ay cadeaux di ko jox ko ñu ne dañuy célébrer la femme alors qu'à l'origine c'était pas pour célébrer la femme c'était pour renforcer les droits de la femme entreprise yi fi mu toll nii li ñu waroon 8 mars nekk si mooy jigéen yi fay liggéey ñu jox leen seen i gëdd ñu bañ leen a marginaliser seen i congé maternité ñu leen koy taxawal seen i heure allaitement ñu koy nangu parce que loolu yàlla jigéen la ko dénk ko góor Abdou Saliou yow jigéen boo nekkee di liggéey sa jëkkër liggéeyul mënoo ko jël en charge ci ñu bëri mënoo ko jël en charge ci say assurance ci say IPM alors que góor même bu jabaram di liggéey mën na ko jël en charge loolu c'est pas normal droit yooyu mooy yi ñu war a xeex 8
mars yow pension de retraite góor bu deewee dañ koy reverser famille am reverser ko jabaram mais jigéen bu deewee ak lu mu mënoon a am te dañ leen di cotiser loo ni ñuy cotiser loo yooyu góor yi noonu lañ leen di cotiser loo jigéen bu deewee kenn du jël xaalisam di ko reverser famille am pension pourtant dañ ko war di reverser yooyu mooy ay inégalité yu nga xamante ne dañ ko war a xeex mais 8 mars dañuy jël rek instant yi côté folklore bi lañ jël côté commercial bi jënd ay rose jënd ay lii et je pense que c'est pour masquer li ñu war a def ci suuf moo tax ñu koy rafetalee noonu moo tax daal 8 mars daal nañ ko delloo ci origine bi c'était pas pour célébrer la femme non pour magnifier ay droits de la femme la woon pour pas magnifier mais bon pour renforcer les droits de la femme voilà. sama xalaat nag ci journée mondiale de la femme 8 mars jàpp naa ni moom la ñuy buñ ko traduire rek mooy journée bi nga xamante ni dañu ko jagleel bépp jigéen bu ne ci àdduna. loolu itam day firndeel que jigéen dafa am importance ci société bu mu mën a nekk jigéen mooy àdduna comme je peux le dire parce que sans moom juddu du am sans moom ëmb sax lay dooree du am wësin du am nampal boot tette ba nit mën a dox ci kaw société am ay qualité c'est-à-dire éducation bu nga xamante ni jigéen mi ngi koy jox doomam góor ñi amuñu jot parce que ñu ngi nekk ci waar wi nekk ci yitte yi mais jigéen temps bi muy passé ak doomam temps bi muy passé ak société bi moo gën a bëri donc mu nekk nit koo xamante ni lu ko am importance la si àdduna li tax nag ñu war ko màggal lu am importance la parce que yàlla moo njëkk a digle loolu ci alxuraan nañuy sargal jigéen nañu yërëm jigéen nañ leen yiir dëkkal leen te di leen dëggoo donc jigéen bu ci ne dafa war a xam valeur am war a xam moom ki mu doon parce que doon jigéen yu yombul donc ci occasion bi rek lay profito daal di souhaiter sama mbokku jigéen yëpp une très bonne fête ñoom ñëpp di leen encourager itam di leen mastawu parce que xam naa place bi ñu situé woo te xam naa coono yi ñuy daj ci kaw suufa rek nag yàlla na yàlla dolli sutura bi voilà ba li ñuy séntu si njaboot gi di ko séntu ci lépp lu mu mënti doon yàlla teg ci loxo. léegi ñun tamit en tant que jigéen ñu jàpp ni journée de la femme war nañu di teg ay jéego yoo xam ne mu ngi ñuy jëmale kanam ci association de femmes yi ci mbootaayu jigéen ñi ci lépp loo xam ne jigéen mi ngi ciy yëngu daal ñuy teg ay jéego du rek nduroole jënd tissu nduroole ku ne tagalu ñu ne journée de la femme journée boo xam ne dañoo war a def introspection jigéen bu nekk par rapport ak sa liggéey par rapport ak yow ni ngay évoluer nga xool lan moo ci positif lan moo ci négatif loolu la daal boo c'était en résumé journée bi ñun loolu lañ ciy dégg journée la boo xam ne jigéen bu nekk war nga xool par rapport ak journée de la femme bu daaw ak lan nga ci teg muy jéego bu la jëmale. d'accord kon yaakaar naa leer na ñoo ko déggandoo ñu lay jaajëfal tamit Abdou Sall ci reportage bu am solo boobu. sama càmmoñ laa tourné rek nag comme tey moom tey dañ lay xaw a bàyyi tuuti rek ma ñëw ci fii soxna Awa mu wax ñu dégg nga bu baax a baax li nga xamante ne moom la ñu wax ma bàyyi la rek ban jàngat nga ma ciy defal. parce que tout le temps on a tendance fii di ko féete sargal jigéen affaire yooyu te alors que am na leneen lu ko taxaw la jóg ni ko soxna yi waxee. waaw Fatima comme ni nga ko waxee soxna yi waxee ko noonu rek jàpp nañu pour gën a jox bis bi akam pour gën a jariñu ci bis boobu di journée de la femme il faut ñu xam origine bi bis bi lan moo ko indi ak fan la jógee amaana buñ ko xamee xam lan moo taxoon ñu def ko peut-être dinañ ciy doxee neneen ñu dul peut-être nit ñi koy tàmm di gisee parce que d'après moom souligné na ko que ni bis bi jógewul sax ci ñun sénégalais et non même pas ci Afrique mais bis bi ay nasaraan ay tubaab yoo xamante ne nii ñoo doon def seen manifestation ñoom ci idée bi mi ngi jógee ci benn dame buñ naan Clara Zetkin idée bi ci moom la jógee lors des manifestations sociales ak yelleefu doomu aadama ci moom la jógee biñ demee nag loolu c'était en 1910 biñ demee ba 1917 aussi ci la ñu def choisir la date du 8 mars comme étant la journée de la femme choix date bi ñu ko def en 1997 bi ouvrière yi di manifester la ñu choisir li nga xamante ne nii mooy la date du 8 mars. biñ demee ba ci kanam aussi nga gis nit ñi di commencer di ko célébrer. bañ dem ba nga xamante ne nii 1945 après guerre et tout ci lañ commencé nag un peu partout dans le monde ñëpp di ko célébrer. di célébrer journée bi. nga xamante ne nii dinañ fexe ba def bilan. xool et tout bu njëkk moom peut-être ni mu mel nii.
bu njëkk melu ko woon parce que ñun africains yi duggaguñ ci woon. dëgg la léegi nag li ñuy wax de. waaw ñu daal maanaam. biñ demee ba nga xamante ne nii nit ñi ñu ngi koy commencé di célébrer et tout. ci la ko Nations Unies daal di koy daal di koy reconnaître nag. c'était en 1977. après la ko France reconnaître en 1982. kon ñu war jàngee ci que ni maanaam journée bi nekkul loo xamante ne nii. pour comme ni mu ko waxee sañ Mumbaay te bu fecc way ñu may ñu yenn kii ñun ñu daal di dem ba déwén. donc est-ce que ci loolu yow jàpp nga ni fii nii ci société surtout comme Sénégal la ñu nekk société sénégalaise jigéen moom xam na àqam dëggantaan. waaw Fatima pour man dama naan du ma ne xamul àqam mais dama naan des na xam li nga xamante ne ni moo di àqam. parce que amaana ñun bu ñu xamoon suñu àq dëgg dinañ dépassé fii. dëgg la bu ñu xamoon suñu àq dëgg ñun benn poste duñu joom. parce que xam sa àq nag yow yaa ci nga ko mën a xeex. xam sa àq moo lay permettre nga mën koo xeex. waaw waaye parce que li ko waral tamit bëri na cause yi bëri na. premièrement ñun peut-être sénégalais yi ci boppam dafa am benn taux bu bëri boo xamante ne ni maanaam jànguñu. am ci ñoo xamante ne jàng nañ mais seen jàng soriwul. ñi dañ ko dagg dem sëy ñi liggéey pour dimbali seen bopp tamit. et tout moo tax te sa jàng bu mënta sori yenn sori peut-être à moins que nga am ndimbal. doo mën a dem di def ay études approfondies di gëstu. pour xam li nga xamante ne ni mooy ak doomu aadama yi. dëgg la loolu tamit. maanaam problème la ci xam naa dinañ ci ñëwaat léegi foofu daal di jox kàddu gi rek Abdou Saliou. donte weer bi moom nee nañu ayewuñu ayewoo leen waaye dañ lay bàyyi rek nga sànni ci sa kàddu. xam nga lii soxna si wax sànq ma koy nuyu de passage parce que fekkoon na mu xat trop mais dafa bàyyi itam yëpp dalal ñu muy soxna Alima. di ko ziar bu baax a baax. dafa wax lu am solo. maanaam tey Sénégal dama naan xamuñu valeuru jigéen. valeur jigéen xamuñu ko parce que tey dañoo jàpp ni 8 mars bu ñu ko waxee wax naa ko sax nee naa ko sénégalais yu bari dañoo jàpp ni 8 mars dañuy def référence ak Saint-Valentin alors que du foofu parce que dañuy jël ay fleurs di ko joxe alors que but bi doon toon loolu bi ñuy xeex pour am seen journée c'était pas pour ça pour ñu mën a voter am tous les droits comme les hommes loolu moo taxoon 8 mars daal di judd voilà léegi nag bu ñu demee ba sénégalais bi xàmmeetul valeur bi nga xamante ni moom la ñu war a jox jigéen ak yelleefam on se pose la question est-ce que tey jotul nit ñi taxaw taxaw seetlu waxtaan ak ñoom wax leen ni carrément lii mooy seen place lii mooy seen devoir lii moo leen war voilà. dëgg la parce que ni ko soxna Awa waxee depuis 1977 bi ko Nations Unies reconnaître ba léegi. ñu koy fësal ci pays yëpp. je pense que boobu léegi yàgg na. bi ci pays africain yi duggee tam yàgg na. mais ci man amul changement trop parce que tout le temps ci kanam tuuti sax dinañ déglu beneen réaction boo xamante ne ku xam-xamam màcc la lool ci wàllu communication. donc am ci gëstu bu yaatu bu mu ci def tamit xam naa léegi ci kanam tuuti dinañ koo déglu mais pour man ak ni nga ko waxee war nañu di def tout le temps chaque année benn taxaw seetlu et comme ni ma ko waxee sax pour man jigéen il faut nga xam lan mooy sa àq ak sa yelleef pour nga mën ko xeex mais fii tout le temps ni nga ko waxee léegi rek y a problème te boobu ba léegi yow est-ce que gis nga ci benn soppeeku ci àq ak yelleefu jigéen yi ñuy wax. waaw même bu dee am na soppeeku tamit mën nañ ne taxu ko bëri moom maanaam demeewul comme ni nga xamante ne nii noonu la waroon demee normalement li ko waral nag jàpp nañ ni maanaam folklore bi dañ ko privilégié par rapport ak li nga xamante ne nii moo war a am dëgg-dëgg li war a am dëgg-dëgg mooy lan mooy ñu def bilan nga xool sa 8 mars daaw ak sa 8 mars ren maanaam yow yan avancement nga ci am ana lan nga xamante ne nii ci nga évoluer lan moo la jariñ yan perte nga am yan retard nga am nga jéem a fexe ba évoluer ci point boobu xool d'ici année prochaine yow naka nga mën a def ba mais tout le temps mënuñu dëkk rek ci chaque année même rythme bi di ko demee chaque année ça se répète alors que amul benn changement dégg nga soxna yi wax léegi ñenn ñi niñ ko waxee ba ci bërëbu liggéeyukaay yi da ngay gis góor ak jigéen day mel ni day fekk si ni mu ko waxee sax bu ñu nee parité góor ak jigéen ñu yem donte yem gi moom ku nekk xam na ni am na fu mu yem mais ci cadre liggéey pour man góor ak jigéen wax dëgg yàlla yow nga jàng exemple ba am sa baccalauréat ki jàng ba am baccalauréat am nga jàng ba am sa master kii dem ba am master am nga jàng ba am leneen ak leneen ku ci nekk muy góor ak jigéen pour man bu ñu ñëwee ci bërëbu liggéeyukaay war nañ mën a tolloo foofu ou bien mais dégg nga ni mu ko waxee sànq góor privilège bi mu am ci bërëbu liggéeyukaayam dégg ngeen ko léegi si reportage bi am na ñoo xamante ne yow ku góor sa famille bu feebaree am nga occasion dem faj ko ci anam waaw yoo xamante ne dañ la koy yombalal mais alors que jigéen
amul loolu bu góor génnee àdduna tamit comme ni mu ko waxee yow am na sa pension lu ñuy verser sa famille alors que jigéen amul loolu et pourtant mën na nekk sa jigéen bi moom moo ëpp liggéey moom moo ëpp ay diplôme moom moo gën a xarañ sax ku góor xam nga kañ lay changé nag. xam nga tey ñoom seen ONG yi ñu am genre yu mel noonu par exemple koñ boo dem yaa ngi ko fekk ñu def ay tour ay tontine genre yu mel noonu pourquoi pas ñoom tey mënuñoo booloo def benn dànk benn say par exemple bu 8 mars jotatee ñu bañ a toog seen biir kër yi bañ a toog seen bureau yi pourquoi pas ñu organiser ay marché pour xeex seen ak seen yelleef voilà pour ñu mën a xamante ni carrément ñoom lii ñoo ko moom li ñuy xeex daf leen a war ñëw dajaloo comme ni ñu ko waxee ñu def leen ay nuróole dugal leen ci oto patati patata après mooy loolu tollatuñ fu nga xamante ni jigéen dañ ko war a ignorer wala dañ ko war a abandonner dañ ko war a boole suñu bopp boole ko suñu biir parce que sans ñoom duñu dem loolu dëgg la ba tey soxna Awa lay laaj comme moom soxna la macha allah mu wax ma donc ñi ngi boobu léegi dañuy wax ak yelleef jigéen am na góor ñoo xamante ne sax dañ koy bañ boo waxee ñu ne jigéen moom amul benn kii ci société bi parce que jigéen kër ga la war a toog am na ñuy wax loolu. waaw am na ñuy wax loolu ndeysaan je me rappelle bi ñu nekk Kolda ci prison yi dañ doon def chaque 8 mars dañ fa doon def ay dons di yóbbu ci prison yi dajale ay dons di ko fa yóbbu mais boo demee nga fekk leen ci prison yi da ngay xam ni carrément ñii ay jàmbaar lañ ñu ngi fa te foofu ñu nekk jombul kenn mais da ngay xamante ni ñii ay jàmbaar lañ te ñooñu nekk ci prison yi dañu leen war a gëstu bu baax a baax a baax parce que ku fa dugg rek da ngaa bon ñu utal leen ci luñ jàpp utal leen ay matériel parce que am na si ñoo xamante ni dañuy ay ñawkat lañ wala ñii dañ doon nekk ci leneen di liggéey ba tey yàlla suñu borom dogal fekk leen ci loolu ñu utal leen ñu jàppale leen ñu xamante ni carrément jigéen rôle am nekkul ay par exemple di ko minimiser wala nga koy dàq nañ waxtaan ak ñoom xam wax leen carrément lan moo tax 8 mars am parce que Sénégal ñu ci bari xamuñu lan moo tax 8 mars ñu def ko. dëgg la voilà exactement waaw bari na xam naa dinañ ci ñëw léegi sax si beneen réaction mais soxna Awa li ma lay laaj bi ma doon laaj rek mooy jigéen ci société bi d'accord nga ni wax dëgg yàlla nag soxna nga macha allah xam nga surtout si côté diine et tout. ci yàlla wax mais terewul jigéen war na am àq ci société bi am na foo xamante ne war na fa mën a toll ci société bi nekkul toog ci kër ga rek. waaw soxna Fatima parce que yàlla bi ngay wax sax moo njëkk a jox àq li nga xamante ne moo di jigéen diine muy religion boo mënti dem musulman wala beneen ak beneen ñépp jox nañ àq jigéen parce que booy xool bu njëkk ci arab bi jigéen bu nit bu amaan doom bu jigéen dafa daan rus parce que dañ daan wax naan doom bu jigéen gàcce la dañ ko daan gas suul ko maanaam loolu naqar la woon mais bi yàlla wàccee alxuraan interdire acte yooyu et tout nga xamante ne léegi maanaam jigéen dafa nekk au même pied que góor kenn amatul doom di ko suul ak yu mel doom ju jigéen di ko suul boo demee ci Coran bi aussi yàlla am na fa saar boo xamante ne ni jigéen la ko tuddee muy suuratul Nisaa te ma sànni waale xeet suñu mbokk góor yi amul sax saar boo xamante ne ni maanaam góor ñi lañ koy kiyee loolu nag kon day wane que ni yàlla suñu borom moom moo njëkk a jox ak jigéen bi jigéen li nga xamante ne ni maanaam moom la yelloo kon interdirul maanaam jigéen ak am lenn ci daal la interdit parce que ci boo demee ci religion musulmane moom yàlla suñu borom dafa wax ne ar-rijaal qawwaamuuna ala nisaa maanaam góor ñi moom ñoo jiitu mais maanaam loolu góor suñu mbokku góor ñi bu ñu ko jël rek ne jigéen góor mooy jiitu ci lépp dafa am foo xamante ne ni maanaam fu ñu ko tollee góor mooy jiitu maanaam par exemple ñu dem bay julli wala yenn yi góor comme mooy chef de famille même droit aussi loolu la wax mais c'est pas tout le cas daal loolu laa bëgg ñu xam nga loolu dafa dañu wax dafa am importance trop parce que ñoom yaakaar nañ ni par exemple bu yàlla waxee loolu ci alxuraan ñoom jàpp nañ ni droit yëpp ñoo ko am autonomie bi yëpp ñoo ko moom jigéen toogal ci kër ga et par exemple gis nga ki toog ci kër gi sax dafa am ak yelleef boo xamante ni moom nga ko war a jox voilà parce que yaay dem liggéey bàyyi ko ci kër gi moom njaboot gi danger bu ñëw ci kawam lay dal mooy nekk ci waañ bi mooy kurti pour dab sa bànneex kooku te am na yow loo am na noo ko mën a satisfaire de telle sorte que même bu nekkul sax ci bureau war na mën a toog këram xelam dal voilà loolu yëpp day revenir rek mooy ci ak yelleefu jigéen sargal jigéen nag par exemple Sénégal ñoom loolu lañ xam par exemple 8 mars lay jot ku ci nekk ñuy woote grand théâtre ñuy woote feneen ak feneen nañuy sargal jigéen jigéen dañ koy sargal ci ban anam lañ ko war a sargale si ban anam lañ ko war a sargale c'est important voilà c'est important tamit kon su ma la déggee yow bu baax a baax léegi soxna Awa d'après li nga wax dañu war a comprendre que ni jigéen donte am na fu ñuy toll ni nga ko waxee boobu moo jiitu loolu moom ala kulli àllin loolu moom yàlla moo ko bind ba pare mais am na foo xamante ne ndax wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk jigéen ko war nañ ko jox ak xam ba mu mat sëkk ni ñu koy joxee ku góor ki te terewul
ku jigéen ka na muy toog mooy xam nga nag jigéen mooy toppatoo kër gi mooy toppatoo borom kër gi toppatoo njaboot gi toppatoo lépp comme am na si sax ñenn góor ñoo xamante ne ñoom dañ ko def sax nag xaw ma nu ma ko mën a expliquer jàpp nañ ni daal mooy loolu kaas bi bu tegee fii yow nga toog fii si ñu ne la jigéen bi jox moom waaw alors que ni ñoom war nañ mën a nag wax dëgg yàlla am benn waa jàpp ci mais donte ne jigéen leen yëpp moo koy def ci biir kër ga mais terewul ci société bi génn liggéey bi et tout wax dëgg yàlla bu fa tolloo am na àq ak yelleef boo xamante ne am na ko ba bu ñu ko joxee war na ko mën a def te du ko yàqal dara ci toppatoo ga muy toppatoo kër gi. waaw Fatima parce que jigéen sax amaana la muy def ci kër gi di fóot bale passé et tout loolu nekkul de wareefam. nekkul loo xamante ni c'est forcé. même bu fekkee islam sax maanaam sëy. loolu bokk ci bien vrai que nag loolu lu baax la. maanaam ñun ñi ñëpp dañ ko jàppee genre devoir. parce que suñu maam yi ñi ko fi indi dañ ko daan def pour maanaam pour tarbiyu seen borom kër. pour am ngërëm daal pour am doom yu baax. loolu lañ doon wax mais nekkul loo xamante ne force donc je me dis que ni foofu du place yu jigéen ñëpp. nekkul nag képp ku jigéen rek da nga war a toog nekk femme au foyer bien vrai que nag femme au foyer macha allah ñi ngi def lu liggéey bu am solo parce que dara gënul neex nga nekk ak sa yaay mu toog ci kër gi di la yar nga am sa soxna saa yoo nekk ñëwee si kër gi fekk ko fa mais aussi maanaam loolu nekkul ñëpp ñoo ko parce que bu jigéen ñëpp toogee seen kër maanaam peut-être dina xaw a doy waar moo tax jigéen ñi nga xamante ne nii jàng nañ ba am yenn niveau yi ak niveau bi nu mu mënti toll ba nekk ci benn entreprise wala structure bu mënti nekk pour man waroo baisser les bras waroo xalaat maanaam wala ngay xoole ba góor di la raw dëgg la de maa am na ñoo xamante ne nii seen classe bu ñu mënti jàngee et tout jigéen góor du leen raw da ngay gis classe yi léegi 5 premiers yëpp jigéen la ñuy doon dëgg la 5 premiers yëpp maanaam léegi jigéen ñi dañoo dàq jàng góor ñi dañ leen ëpp jom mais vrai que nag ñàkkoo am ngeen ko léegi y a problème kon pourquoi loolu am mais boo ñëwee wala boobu peut-être dafa war am yenn soppite yu ñu war a def ci yenn réforme ba ci nguur gi sax war na ci loolu problème de loi la pourquoi loolu day am mais tout le temps bu ñu gisee si yenn institution yi yooyu góor mooy nekk devant donc ci ñi ngi wax depuis parité nag depuis suñu président loolu dafa yàgg moo tax xam nga ñun ba tey maanaam ñun loolu suñu esprit bu yàgg la fi mu ne pour nga dindi ko du yomb parce que depuis ñu am indépendance wala bien avant les indépendances Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade bu peut-être Macky Sall mii ñëpp maanaam institution noonu lay demee entreprise noonu lay jigéen góor mooy jiitu après jigéen doog a ñëw et tout. dëgg la loolu daal moo tax daal xam naa kii bi du yomb bien vrai que mën nañu ko def nag quoi. dëgg la te am na foo taxaw sànq tuuti foofu tamit daf may neex ñu xaw fa def benn leeral parce que am na ci genre yenn mbokk am saalu yii léeg-léeg ma waxtaan ci kenn sama benn frère dañ ciy xuloo sax bu ñu waxee ñu ne ma yow dangaa bëgg lu yomb ma ne ko du question li bëgg lu yomb li nga wax léegi ma ne ko dégg naa ñaari oustaz wax ko comme quoi ma ne ko am na góor yoo xam ne dañu jàpp ne ndeysaan bu ñu amee soxna rek soxna sax moom mooy bon ba mooy moom comme genre duma wax turu maam sax kenn du ko wax mais mooy bon ba daal ci biir kër ga moom war a bale togg raxas fóot parce que liggéey bi bëgg dee ma ne ko ci man li ma dégg ak li ma dégg ñenn oustaz yi wax ko amul fenn ci alxuraan wala fu ñu bind foo xam ne dañ la wax ne boo takkee soxna moom mooy doon moo kii ba ca biir kër ga mooy doon genre man ko man ñenn ñi li ñu xam nga maa ngi la koy wax keroog suñu émission passée nee naa la man looloo tax man ma fonk naar yi ma bëgg leen ñoom du comme par exemple ñun africains yi ni ñu sénégalais ni ñu def jigéen takk jigéen indi ko ci kër ga liggéey bi yëpp nga teg ko ci kawam mu toog man boo ñëwee si am na ñoo xam ne seen jabar boo duggee ci biir kër da nga yaakaar sax ñoom ñooy li daan bi da nga yéeme naa da ngay dem fekk leen seen dëkk seen jabar duñ def dara nañ lekk naan tëdd nelaw et comment ça fait-il ba pare il se permettre ñuy def loolu ba pare di génn di taxawaalu ci mbedd bi comment ça fait-il yow ku jigéen ñi yendoo liggéey xam nga loolu yëpp day ñëwaat ci ñàkk respecté ak ñàkk jox jigéen valeur am voilà loolu yëpp day dikkaat ci loolu waaw parce que su ma nee jigéen bu yendu di liggéey toute une journée wax dëgg yàlla bu ngoonee tëdd nelaw lay war a xalaat parce que yaramam déjà day sonn donc am na loo doxalin boo xamante ne moo leen war naa ñoom ñaar ci biir kër gi ñu comprendre te boo itam jëlee su seen xel xam ne ni nga ko waxee léegi nekkul du devoir am na góor yoo xamante ne nangu ñu dégg loolu mais dëggantaan du devoir boo xamante ne dañ la ni absolument boo ñëwee obligation boo ñëwee lii nga war a def ba ma ko koy wax moom wax jooju nangu boo dégg ma ne ko loolu nag dëgg la beneen oustaz bi daf ne yow ku góor dañ la sax ne la boo amee jabar et que nga am les moyens xam nga islam tam yërmande la mais boo amee moyen lañ la wax boo amul moyen tam yak sa soxna da lay comprendre mais boo am si tu as les moyens sa soxna
yow lépp da nga ko war a jëral ko koy defal. mais bu boobaa am na góor ñoo xam ne nanguwuñu dégg loolu dañ naan yow pourquoi ñu takk jabar ba pare nga ñu koy defal lépp. nee naa la yàlla méttiwul doomu aadama moo métti. dëgg la yàlla dara méttiwul. doomu aadama moo métti. moo bëgg a teg boppam lu mu àttadul. jël loo xamante ni suñu borom sant ko mu bëgg koo def loolu jigéen. gis nga Fatima buñ delloo ginnaaw tuuti gis nga ñun bi ñuy nekk ci école yi di jàng. dañ chaque jour dañu doon wax suñu droit ñun góor ñi. bu ñu fi jógee ñu dem ci droit de la femme. mais léegi tey est-ce que jotul ñi nga xamante ni ñooy éduquer xale yi. par exemple ñu nekk ci école yi. ñu waxaat ñu gën a xamalaat jigéen seen valeur gën leen a xamalaat seen bopp. parce que day ñëw ba ci par exemple ku jigéen bi nga xam élève bi nga xamante ni dafa nekk école di jàng. par exemple bu yàlla defee mu jël ëmb ci école ba wala mu defale da ngay gis méttital bi ñu koy méttital man dama ci gis cas yu bare parce que ci àll bi laa nekkoon doon jàng da nga ciy gis yu méttee est-ce que tey jotul mooy ku jigéen ku mag ki nekk di liggéey ki liggéeyu yëpp ñu wax leen carrément lan mooy seen ak seen yelleef. ak di ko doxal jàngale bi rek toog. parce que gis nga dama lay wax benn affaire gis nga jigéen ñu bare ngi toog jàpp seen jàmbur tey par exemple ñi buñ dina wuti liggéey li ñuy daj ci entreprise yi. dafa metti bundu xatal bi ñu leen bundu xatal ak ñàkk kerse bi ñu leen di ñàkk kerse ak proposition yi leen def da ngay tiit da nga naan est-ce que lii góor man sañ na ko wax jigéen. donc comme ni nga ko waxee dañu war a delluwaat xamal leen bu baax waaw ñu seen ak seen yelleef mais ñi jiitu di ko doxal teg ay loi yoo xamante ne booba léegi nekkul ay Mumbai rek le 8 mars mais def ay réforme teg ay loi yoo xamante ne wax dëgg yàlla bu fekkee ne loolu la ñuy xeex te muy dëgg ñu doxal ko. xam naa ci loolu rek damay daal di bàyyi ñu déglu réaction boo xamante ne maa ngi ko doon wax sànq. koo xamante ne mi ngi yëngu ci wàllu communication macha allah nekk analyste tam ci wàllu yu bëri xam naa am ñoo xam ne bu ñu ko déggee sax dinañu xàmme voix bi. léegi rek ñu déglu ko mu wax ñu ci lan mooy xalaatam. un peu jox la sama point de vue ci sénégalais yi ni ñuy fêté 8 mars di bëccëg bi ñuy jagleel àdduna wërgal këpp jigéen ñi boo xoolee façon bi ko sénégalais yi di fêté dafa nekk loo xamante ni da ngay xam ne ñoom elles n'ont rien compris elles n'ont rien compris bopp ndaxte boo xoolee ci origine journée bi dafa nekkoon ay ouvrières yu doon xeex di def ay manifestations yu bëri bokk na ci di réclamer seen àq ak seen yelleef ci wàllu voté seen àq ak seen yelleef ci wàllu liggéey ak yamale gi ñu waroon yamale góor ak jigéen ci wàllu liggéey ak wàllu lépp lu mu mënta doon loo xam ne dafay laal doxalinu nguur lu mu nekkoon ay manifestation xam ne dafa agité woon Europe ak monde occidental boo xoolee mi ngi nekkoon ci jamono yi ndorteelu 20e siècle bi mais gis nañ ni droit de la femme di àq ak yelleef amul fenn dans le monde ci benn constitution bu ñu spécifier droit de la femme amul le monde actuellement on parle de droits humains les droits humains boo nee humain góor ci la jigéen ci la benn droit lañ xaw a spécifier muy droit de l'enfant mais Sénégal boo xoolee bu 8 mars ñëwee dañuy joxe benn thème bi sax boo xoolee duñ ci wax lu ci ëpp ay mbumbaay la que ce soit muy conférence colloque panel forum ak lu xeetu manifestation bu mu mënta doon dañuy jël benn jigéen di ko sargal maanaam sargal jigéen ñoom ci la ñuy gën a mettre l'accent que xeex ak yelleefu jigéen ak sargal jigéen y a une différence parce que le droit de travail tey jii nekk na loo xam ne kenn waxatu ko léegi fi ñuy waxee moom mooy ci biir liggéey bi est-ce que ñu ngi leen di yamale donc boo xoolee organisation de femmes yu bëri au Sénégal bu 8 mars jotee da ngay gis bon ñu jël benn jigéen boo xamante ni liggéey na wala boog koo xamante ni elle est une autorité liggéey na ba am wala mu nekk chef d'entreprise wala leen kooku dafa nekk ci ay droit maanaam droit au travail maintenant bu fekkente ni yow jigéen nga dem di liggéey ba doon député wala nga doon ministre wala nga doon chef d'entreprise maintenant en contrepartie est-ce que cette dame-là a œuvré pour le respect des droits de la femme mooy lan mooy yamale gi ñu war a yamale jigéen ñi soo xoolee dañuy en fait nga baal ma ci wax ji mais xeetu dóor la parce que on ne choisit jamais une femme boo xamante ni tey jii day yeewu njël
dem ci marché central au poisson di jaay géejam ba pare loolu muy def mu yor ci njabootam jigéen boobu noonu doo gis mukk ñu indil ko lettre de marrainage na ko yow lañ marrainer sunu bëccëg bi ñu jagleel 8 mars bi non femme boo xam ne yaakaar nañ ci moom dërëm lañuy choisir généralement loolu c'est pas normal beneen bi mooy thème bi nga daaw pour man ba 8 mars bu ñëwee dañuy war a wax ban recommandation tu n'as jamais vu une organisation de femmes au niveau national qui fait cette journée ba pare jël ay recommandations ci wàllu àq ak yelleefu jigéen ñi jébbal ko nguur gi daal ni état yéen kat lii ak lii lañ bëggoon ngeen def ko su beneen année jotee ñu def une évaluation tey jii ñu ngi ci 8 mars 2019 est-ce que di nga dégg benn femme bu ne 8 mars 2018 maanaam at mi passé jëloon nañ ay recommandations jox ko nguur gi est-ce que nguur gi def na ci ay jéego lan la nguur gi def ngir ñu respecter àq ak yelleefu jigéen ñi loolu duñ ko def dañuy ñëw rek waxtaan foore sargal ma Samba sargal ma Demba te ñuy sargal ñëpp moo ñi ñu yaakaar ci ñoom dërëm loolu sama xalaatu bopp la loolu aw jëmul kër on doit évaluer l'État pas yi mu war a teg pour le respect des droits de la femme tey ji ma jox la benn exemple soo xoolee fonction publique en tout cas ci corps bi ma nekk da ngay gis benn femme bu nekk fonctionnaire gis benn góor bu nekk fonctionnaire góor gi tey jii bu jabaram feebaree wala doomam feebar da koy defal imputation pour la prise en charge alors que ku jigéen ki tey jii prise en charge boobu moom mënul def imputation pour son mari wala pour ses enfants lu tax et pourtant dañ leen war a yemale loolu bon état bon jéego la ci état def voilà il faut parfois ñuy évaluer gis nga 8 mars du sargal jigéen ñi mais dañuy xool état du Sénégal wala état bu mu mënti doon yan jéego la def ngir ñu respecter àq ak yelleefu jigéen ñi su ko deful ñu ne lu tax defu ko léegi jigéen ñi war a porter xeex boobu def ay plaidoyer bu ko jëree ñu def marche bu ko defee jëree ñu def manifestation mais pas ay manifestation folklorique chercher une marraine honorer des femmes qui se sont battues nekk dara ci réew mi mais man je peux être une femme ministre mais dans la lutte pour le respect des droits de la femme defuma ci dara donc man nu ma gisee daal war nañu xoolaat façon bi ñuy fêter 8 mars c'est pas 8 mars dañ koy fêter pour ay xumbeel ay folklore di sargal nit ñi non c'est une année c'est un jour où les femmes doivent se réunir évaluer ce que l'État a fait comme avancée significative et positive en respect des droits de la femme su fekkee ne état am na manquement ñu def dénonciation mais fii da ngay gis vraiment dénonciation du am dara du am généralement sax ce sont les femmes leaders politiques la ñuy jël di leen def ay marraines bu ñu ñëwee tagg état duñu am benn lu ñuy def tey jii boo xoolee état du Sénégal dafa sooxee soo xoolee l'équipe du gouvernement il y a plus que d'hommes que de femmes bu femmes yi ils représentent même elles représentent autant pour moi 2% de l'équipe gouvernementale nga dem à l'Assemblée nationale góor ñee fa ëpp fu femmes yi ñoo gën a doon minorité dans les postes de direction bu ñuy nommé tey boo xoolee boo jëlee 10 directions 8 yëpp góor ñi lañ koy jox bàyyi jigéen ñi qu'est-ce qui se passe alors pourtant dans tous les établissements scolaires l'effectif des filles ou des femmes ñoo ëpp effectif des hommes tey jii donc ñoom ñoo ëpp góor ñi et pourtant elles sont minoritaires dans les postes de responsabilité xeex boobu la jigéen ñi war a porter ko ba nga xamante ni tey jii chaque année dinañu laaj ne état recommandation yi la jox foo ci toll mais pas fecc foo ree sol ay yére ndróole wut marraine ñu jox leen xaalis ñu lekk naan foo ree bon moi je crois que loolu vraiment c'est pas une lutte qui tend vers peut-être rendre positif cette journée vraiment dont le monde entier ñu ngi koy célébrer loolu laa amoon lu may wax di wax rek jigéen ñi nañ changer doxalin ci 8 mars bi nañ xool nan la ñu koy fêter éviter le folklore. am na solo ni nga ko waxee rek jigéen ñi nañu changer doxalin éviter le folklore xool nag lan ak lan la ñu war a def lu leen jëmale kanam ci seen wàllu droit rek ngir amale ko journée bi kon ñu ngi jégalu nag auditeurs yi parce que gis nañ ni. ñu ngi am ay appel ci suuf mais li mu tombé ni éléments yi du jàll. mënut a ñàkk waaw mais bu ñu mënee dugg rek ba tey ma waxaat numéro bi sax boobu ba léegi waxu moo ko waaye xam naa ni jàpp nañ ko muy 78 420 67 67 78.
420 67 67 yéen itam ci ngeen bokk mën ngeen def seen réaction mën na nekk via WhatsApp ngeen envoyé seen message wala ngeen woote rek ba ci appel normal bu leen ci neex kon ki wax léegi maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa bu ñu ko déggee moom sama professeur la sama lépp la monsieur Malick Sow mooy monsieur Lopez. monsieur Lopez bi nañ ci Pod et Marichou moom nag xam nga moom macha allah pàcc yi mu nekk dafa yaatu. suñu directeur boobu waaw gis nga suñu directeur suñu formateur. moom waaw macha allah nekk communicant di wax ci wàll bu bëri nag. enseignement beeg journalisme beeg lépp. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yooyu leer na te am na solo. kon dégg ngeen tam bu baax li nga xamante ne li mu wax dafa am solo. mais gis nga pour nga xeex dara. il faut que complexe bi nekk si ñun mu deñ xam nga tey jigéen ñu bari ñu ngi naan dañuy xeex mais am nañ complexe wu par exemple tey takku wan ni carrément tey góor li mën ñun mën nañ ko am nañ complexe boobu am nañ complexe bi tey war a def marché mais tey amuñu complexe pour ñu jël leen ci ay car yab leen ci de yóbbu leen stade pour ñu dem dafi ay meeting amuñu complexe boobu mais am nañ complexe wu def ñoom organiser seen propre activité xam ni carrément ñoom li ñu moom la ñuy xeex. mais ñëpp koo war a def est-ce que tamit booy xool est-ce que xam nañ ko bu baax xam nañ bu baax lan la ñu war a. moo tax ma ni la il faut que ñu wax leen carrément ñoom lan mooy seen ak lan mooy seen jële. s'il s'agit ñu jàngalaat leen ko wala ñu toog ak ñoom waxtaan ci ak ñoom. pourquoi pas bu fekkee ñoom jigéen ñi xamuñu ko. pourquoi pas les hommes mënuñu koo def à leur place. voilà ay tamit état bi tamit am na ci wàll. état bi am na ci wàll. parce que gis nga li mu wax nii gis nga. assemblée nationale li mu wax dafa leer. tey par exemple doo fekk koo xamante ni da nga koy fekk ci marché muy jaay jën wala muy jaay ba doon mu yeew 6 heures du matin di jaay kaani ngay def sargal jigéen pare ne ko marraine comme marraine. am na ku ne ci ligne bi xaar ñu jël ko léegi waa allo waa yaa ngi ci biir en direct ñu ngi sant bu baax ñu ngi lay ziar noo tudd ak foo ñu woowee. Ahma Sey depuis Dakar yow rek la ñuy déglu. kilifa gi maa ngi lay ziar ba yaa ngi am jàmm. alhamdulilah yàlla jëm kanam ak asa murit. Ahma. alhamdulilah waaw ñu bàyyi la rek boo ñu mënoon sànnil quelque yenn kàddu rek nga tënk ko rek ci loo ñu mën a wax ci taxawaayu jigéen ci société bi rawatina fii ci réewu Sénégal ndax ñu ngi waajal lii di 8 mars di waajal journée internationale des droits des femmes loo ñu ci mën a wax ci jigéen. dëgg la. dëgg la dëgg la. waaw est-ce que dëgg la. dëgg la foor na. dëgg la. ak seen taxawaay loo ñu doon wax ci jigéen taxawaayam. waaw jigéen taxawaayam ci société bi lan nga ñu ciy wax nu mu war a taxawee. dëgg la. kon war nañ leen jox seen cër. ba mu mat. dëgg la am na solo. ñu fexe au moins jigéen. dëgg la. waaw yow. d'accord yow daal loolu nga gis d'accord am na solo. ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf dëgg la jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax Ahma Sey. waaw Ahma Sey mi ngi dëkk ba Dakar sama camarade de classe la woon. mu nekk nit ku baax. d'accord ku cher.
am na solo kon soxna Awa yow lan nga may jàngatal rek si li fi intervention bi ñu dégg léegi rek réaction contribution bi suñu professeur boobu def rek monsieur Papay li mu wax. waaw macha allah contribution bi dafa riche. waaw riche na trop parce que wax na ci lu bëree bëri. wax na ci li nga xamante ne nii peut-être jigéen ñi bu ñu ko déglu woon dinañ xoolaat nan la ñuy mën a organiser seen journée bi. wax na ci que ni ñoom marraines yi ñuy def yëpp dañ koy def ñi nga xamante ne nii maanaam. disons riche nañ. am nañ la nga xamante ne xëy na journée bi bu jotee dinañ mën a yëkkati benn enveloppe jox leen. alors que pour man journée mondiale de la femme. nekkul xaalis bi lañ ci soxla. parce que xaalis bi da nga koy jël nga jënd ko benn tissu wala benn diw wala leneen mu jeex. waaye war nañ cee mën a am savoir. war nañ ci mën a am yenn yoo xamante ne nii lu doon xaalis du doon lu ñuy lekk wala lu ñuy sol. mais dina leen jëriñ. li ñuy jëriñ fii ak 8 mars di ñëwaat. c'est important maanaam mënoon nañu jël benn jaaykatu jën boobu muy wax indi ko ci plateau bi ne ko wax ñu soññu wax ñu maanaam yee ñu. mu wax ne nangam. maanaam sunu domaine am. maanaam jaay jën bi lim ko mën a apporter lim ko permettre. parce que di jaay jën maanaam ñi am na xaalis. maanaam di def permettre na ma yor sama kër nangam ba ki nga xamante ne dafa toogoon nekk femme au foyer. deful dara di xaaral ma jëw jaay jën. parce que nee nañ maanaam ki lay may jën chaque jour maanaam mu jàngale ni ñuy nappee moo ko gën. parce que dina la permettre ba doo too ñaanati. am na solo maanaam loolu pour man am na solo te moo ëpp ñu koy jox ñi nga xamante ne ni maanaam xaalis bi. di feeñ rek xumbaay ak mumbaay parce que am na ci ba tey ñoo xamante ne am na koo xamante ne moom nee na sax journée bi booy xool mel na ni fii dañuy faral di wax journée mondiale de la femme nee na alors que journée internationale des droits des femmes donc souvent nee nañ da ngay gis droit ba sax dañ koy dagg. mel na ni soit comme forme bi wax sànq si reportage ñoo xam ne dañ koy masqué noonu rek. am na yoo xam ne peut-être ñàkk a xam comme ni nga wax. ñu dagg ko. mooy la fes wax sànq ay dóor la. soit dañ koy non ay dóor lay doon. parce que tey mënuma imaginer ñu ni dañuy xeex ak yelleef jigéen ba pare. tey nga bëgg a ñëw dajale leen jox leen ay bubu wala nga def journée bi nga jox ko dem seeti beneen moromu jigéenam pour nu mu tudd bare ko noonu. ci loo xam ne après gisoo ci benn évolution dafa wax loo xamante ni dafa am solo. gis nga nit boo nekkee dara di ci yëngu. chaque année da nga koy war a xool ba xam ci lii nga nekk kat carrément mi ngi dem wala demul. nga taxaw def jàngat. Carrément est-ce que ñun li ñuy xeex ñu ngi koy jox. est-ce que ñun li ñuy xeex nii tey jii fan la ñu mën a lan la ñu mën a yóbbu yan jéego lañ ci mën a am. mais duñ ko def marqué et tout waaw dëgg la. léegi talatuñ ko parce que talatuñ ko ñoom daal bu rafet yóbbaale leen cheveux yóbbaale leen non c'est la vérité loolu moo leen yóbbu emporté ba tey jii mënatuñoo xeex li nga xamante ni moo leen warul. doy na waaw léegi-léegi day nekk comme ñàkk xam rek ignorance. waaw ñu am ñoo xamante ne moom wax dëgg yàlla moom elles sont des ignorance la daal. moom la mën a doon moom rek nga koy tuddee. am na ba tey ku wax ko xamante ne moom nee na pourquoi du ñu wax donc bu ñu nee journée internationale des enfants. pourquoi du ñu souhaiter bonne fête aux enfants. parce que ñoom tam dañuy xëy seen ak seen yelleef mais journée internationale des enfants da ngeen ci dégg ay fête. wala di jox ay cadeau kii xale yooyu mais seen ak seen yelleef la ñuy xeex di def ay jéego. nee na pourquoi donc journée internationale de la femme wala des droits des femmes sax donc ci yoon pourquoi ñu def ko fête di ci sargal di ci jox de yaay gis nee na soxna jëkkër bu jox jabaram cadeau. ñi nga xam ne ñi ngi wax seen. alors que bëri na daal donc war nañ ci sargal jigéen nag mais ci kaw la ñuy xeex di seen ak seen yelleef. am ay jéego loolu yëpp ñàkk xamoo ko indi. parce que tey cadeau bi lan la ko mën a apporter. d'accord nice na nga jël dara jox sa soxna. mais c'est pour toujours loolu c'est pour toujours. mais tey ba day gis nga bu ñu waxee loo xamante lépp luy jëmale jigéen kanam. dafa doon loo xamante ni. lu war a mën a tax jigéen gi bu jugee ci loolu tey jii mu daal di am beneen vision. beneen taxawaay. par exemple ba day dem ba ci kii mbindaan mi nga xamante ni sax day liggéey ci biir kër gi. surtout mbindaan ñoom ñoo gën a sonn. dëgg la. da ngay gis mbindaan boo xamante ni 4 étages da koy ménage. am na ci kër yoo xamante ni dakk bu midi la ñuy di yeewoo 6 heures du matin la ñuy ménage bu midi ñu doog a dégg. benn mbindaan dañu doon waxtaan man ak moom mu ne ma timis lay añ. imagine toi ci koo xamante ni doomu jàmbur la jigéen yow nga doon jigéen jur njaboot. di daan bokk ci société bi. ak yelleefam yoo xam ne c'est que gis nga bu ñu waxee ak yelleef man je me dis que ni tey par exemple bu ñu focaliser wu rek ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bureau yi di liggéey. non parce que jigéen la ñu wax en général. parce que même ki nekk ci marché bi sax daan dooleem duñ ko war a jox ak yelleefam. ba ci loolu. ba ci ñi ngay wax ñuy liggéey ci biir kër yi. muy
bon yeeg yooyu. À part loolu tam am na ci da ngay gis ay jafe-jafe yi ñuy nemmeeku tam ci jigéen ñi. comme maltraitance yi nga xam ne dañ leen koy def. donc am na ñoo xamante ne am na ko wax ne am na tout le temps da ngay gis ne am na tous les jours ay deux femmes nee na yoo xamante ne dinañu génn àdduna par semaine 8 femmes par mois loolu lépp ci ay mbir métital yoo xam ne dañ leen koy def maltraitance ñenn ñi di jóge ci seen borom kër ñii di jóge ci seen i ay àndandoo yenn copains ak yeneen métital yoo xamante ne ñu ngi koy def jigéen mais ba léegi jéego yooyu ñu waroon a def daal des na. te lépp ci ñu nee nañ dañuy célébrer journée internationale des droits des femmes te la ko taxoon a jóg ña ko daan célébrer fa mu jógee. ñoom xam nañ la taxoon ñu koy def. waaw kon ñu mën a wax que ni but bi ak peut-être atteindre guñ ko comme ni nga ko waxee jigéen ñi ñi ngi subir ay maltraitance ay violence venant de partout nag des fois seeni proches ñoo leen koy teg seeni borom kër des fois tamit di nga gis jigéen ñoo xamante ne dañ leen di joxe seeni tante wala seeni bàjjen wala yu mel noonu ñu leen di maltraité fu am solo aussi mu bëgg fa ñëw mooy maanaam femmes yi nga xam ne ay handicap lañ nga xamante ne am na ci ñoo xam ne dañuy jàng ba am seen diplôme war a mën a liggéey mais duñu leen jël ndax lan parce que seen handicap bi ñu am te handicap bi nekkul fii nekkul handicap boo xamante ne nii mental la mais c'est seulement physique alors que seen loolu noonu merci dana seen alors que te en général ñooñu nga xamante ne dañuy am handicap maanaam seen bopp macha allah day fees donc ñuy bàyyi di focaliser seen handicap yooyu ba di leen bañ a jël poste yi nga xamante ne moom lañ mérito ñu leen di ko jox di leen ko jox femmes yi ñuy maltraité moom daanaka domaine boo dem société boo dem ñu waxaale aussi ci femmes yi nga xamante ne ñoo nekk ci zone rurale yi femmes yi nga xam ne ñoo nekk ci àll ba ñooñu aussi ñoo gën a sonn peut-être ñun mën nañu nekk fii di suñuy droit mais ñun tane nañ parce que ñoom maanaam alimentation bu baax sax maanaam ñooñu amuñu ko ndox amuñu ko amuñu lenn la nga xamante ne peut-être mën nañu dund boo xamante ne nii bu stable la ñooñu aussi war nañ leen jàppale parce que ci réew mi lañ bokk. ci ay nit daal bëri na daal. mais est-ce que yoo xam ne war nañ ko xool. est-ce que jotul tey yéen ñi nga xamante ne par exemple yéen a nekk ci média yi. tey jotul ngeen gën a sensibiliser jigéen ñi. ñu gën a xam lan mooy seen taxawaay ci société bi. waaw parce que am na benn waay yoo xam ne moom daf ni nee na les médias et du coup les gens réduisent minimisent et banalisent directement indirectement ces violences faites aux femmes. Alors nee na ce slogan réducteur de journée de la femme comme si souhaiter bonne fête offrir des fleurs aller faire bouger les choses nee na cet aveuglement se met tellement nee na moom daal loolu daf koy merloo sax donc ñu nekk ci média yi comme ni ko waxee et tout war nañ di xoolaatam bu baax a baax di gëstu xool wax dëgg yàlla li nga xamante ne moom moo ko taxoon a jóg ak pour rek bu dee xeex ak yelleefu doomu aadama la donte léeg-léeg kaf foore yëpp ci fi lañ ko fekk ci la bokk joxe cadeau yëpp day neexal kii société mais ñu xool rek la nga xamante ne moo ko taxoon a jóg ak yelleefu jigéen ñu fexe daal ba ci gën a def jéego te ba ci nguur gi tam parce que li nga wax léegi femme handicap yi gis nañ ni nag régime bi sax am na lu ñu ci def quand même mais donc gis nañ ministre bu jigéen je pense ministre conseiller la koo xamante ne handicap la donc ñu ci chaise roulante et tout boo ko xoolee am na reportage boo xam ne def nañ ko ci benn média muy wax dëgg yàlla ñoom am na lu ñu leen defal benn kii teg am na fu ñu leen xaw a teg daal mais ba tey des na parce que du kenn ci société bi loolu ñoom ni nga ko wax nguur gi tam nañ ci bàyyi xel comme ñoom ñoo yor institution yeeg ñoom ñooy yor loi yeeg ñoom ñooy def yooyu yëpp feet bi ñuy feete tam ñoom dañ ci am doole parce que koppar geeg lépp fa muy jógee bokk nañ ci ñoom kon ñu xoolaat ko bu baax a baax xam na temps bi moom comme lépp xaju ci dañuy fay jaaree rek waxaale sa dernier mot looy wax ci mbir mi rek. fooy tëjee tàggatoo xanaa ñu gën a farlu. ñun góor ñi jàppale jigéen ñi gën leen a teg seen place xeexle leen ci li nga xamante ni moom la ñu moom. waaw suñ ko defee yaakaar naa jàmm dina am. te ñu aussi ñu bàyyi complexe bi li nga moom jël ko bu jaree par exemple ki doon Clara dafa nekkoon guerrier bu nga xamante ni moom lu nekk daf koy am parce que da doon xeex battante la woon mais pourquoi pas par exemple tey ana ñoom Aline Sitoé Diatta ñooñu ñi fi nekkoon doon xeex tey pourquoi pas léegi Sénégal da nga fay dégg ñun la tey kii mooy battante bu nga xamante ni tey lu bëgg def rek da koy def amu fi et pourtant ñu Aline Sitoé Diatta ñu ko mën foofa ngi fi mais doo leen dégg ñu wax parce que tey par exemple dañu jël ñu baal ma loo wax rek ñu ne la islam alors foofu côté boobu l'islam da nga koy def ko ni daal dox li nga xamante ni mooy sa àq ak say leef li nga moom nga dem jëli ko
voilà te l'islam sax moo njëkk a jox ak ak yelleef jigéen di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni 8 mars seen bés la ngeen xam ne carrément bés bi yéen a ko moom bokkoo leen ko kenn di leen ñaanal jàmm ju bare bari di nuyuwaat sama sister Alima ak ka nga xamante ni moo di Mami Kaxlu Fa ak Yaajoor ñi nga xamante ni vraiment ñoo jàpp ci affaire yi di la remercier bu baax a baax sama invité bi nga xamante ni macha allah jigéen ñi war nañoo waree ci moom macha allah yaay Fall la ngi noonu waaw dëgg la profité rek entre parenthèse tam bañ jigéen ñi nga ko waxee rek ñu yeewu bañ a bàyyi ñenn ñi tamit ci ñu ma ko sañ a wax gis nañ homme politique yu bëri rassemblement bu ñu am jigéen ñi la ñuy duggal ci kaar yeeg soxna yi yaay yi et tout jox leen mbubbu xaalis après bëri na mais seen àq ak seen yelleef nag wax dëgg yàlla li ñu war a xeex li tax a jub le 8 mars nañ ko sàmm bu baax a baax ñoom tamit ñu bàyyi ci xel dañ ci jàpp sax insha allah rabbi xeex bi waaw ñoom tamit ñu bàyyi ci xel ma bàyyi la rek ensemble yow lan ngay tàggatoo waaw comme ni nga ko waxee rek ma ne ko comme ni nga ko waxee rek maanaam ñun ñoo mën a xeex loolu ñun jigéen amaana góor ñi dañu ciy jàppale rek mais xeex bi mën naa ne suñu xeex la ñu bàyyi complexe bi comme ni mu ko waxee mais aussi ñun bu ñuy copier gis nga pourtant journée bi tubaab moo ko créé bu ñuy copier ci blanc dañ copier li nga xamante ne moom positif mais ñun luñ dañuy copier tout ce qui est xeesal cheveux sañse et tout mais duñu copier li nga xamante tubaab yi anglais dañ naan time is money ñoom nekkuñu fii di def leneen lu dul wut xaalis français aussi booy xool dëggu nañ correct nañ duñu sànni mbalit ci et tout may jaar aussi di yee sama maman yi sama grande sœur yi ñu moytu aussi di gaspiller xaalis bu bëri bi ci cérémonie yi ci xew yi da ngay gis jigéen bu liggéey 1 an mat ay millions mu jël ko yàq ko ci benn jour ay yebbi ay yu kenn xamul loolu aussi ñuy fexe di ko éviter sama dernier mot aussi may wax ne fête bi c'est bien beau de bien s'habiller maanaam sañse lekk naan foo indi waykat et tout mais aussi nañu xool li nga xamante ne nii moo ñuy jëmale kanam sur ce je souhaite une très belle fête à toutes les femmes du monde waaw ma koy jaajëfal bu baax a baax dégg ngeen ko rek soxna Awa Samb macha allah li ma koy wax tout le temps rek sama ibaadu bu ñaaw bi ak def ñëw rek def rouge noir bu baax macha allah ma koy jaajëfal bu baax dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne tam wax na ko fi am na solo bu baax a baax doon ci ndaw la ma koy jaajëfal di jaajëfal tamit ki nga xamante ne moom mooy Abdou Saliou moom tout le temps moom mooy wétal ci plateau bi donc dégg ngeen kàddu yi nga xamante ne tam wax na ko di jaajëfal ñi woote ki woote ak ñi bëggoon a woote te dugg ñu ñooñu tamit ñu ngi leen di jéggalu rek waaw xam ne prochaine fois rek incha allah temps bi dinañu ko gën a may di jaajëfal tam bu baax réaction bi ñu jëlee ci monsieur Lopez dégg ngeen li nga xamante ne rek moom wax na ko donc moom gis ngeen ko analyste la ci wàllu yu bëri wàllu enseignement bi wàllu société wàllu politique bi lépp donc loo ko ci laaj rek am na xam-xam bu mu la ci mën a jox kon dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax waaye soxna yu baax yi nga xam ne dégg ngeen leen tamit di ci jaajëfal Abdou Saloum ci reportage boobu dégg ngeen kàddu yi ñu wax kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen wax ni rek amoon nañ mbégte toogaat fii présenté leen seen émission journal intime comme tey ñu ngi ci weeru mars ñu doon waxtaanee rek wàllu jigéen xalaat ni rek liñ ci wax dina am jàngat boo leen ci def ñu leen di jaajëfalaat bu baax a baax di leen dig daje rek semaine prochaine ak beneen thème incha allah neen soxla suñu borom jaayeen jëf